président assemblée nationale bu Sénégal di Ousmane Sonko nekk njiital parti bi di Pastef les Patriotes dem na Touba ñaa samedi passé les 48 heures de Mbacké jëm ci wàllum politique ndax jamono ji moom bëriwul ay tâches yu muy def am na droit def politique na mu ko neexee par rapport bi mu nekkee primature alors yëkkat na fi benn discours boo xam ni ci forme bi d'abord maanaam li ko undu lépp imam bu doon taxawaat bari lu waxtaane motion de censure xaalis bi nga xam ne peut-être état mi ngi ko yóbbu Touba na mu fay demee na mu ko gisee moom ci gis-gisam également li nga xam ne mi ngi am ci réew mi lépp ak li mu wax surtout ni bi mu demee ba def recul la gën a gis kañ dafa juum ci kim tànnoon teg ko ci bopp réew bu Sénégal di président Diomaye maanaam juumte loolu maanaam forme boo doon dikkaat discours bi yëpp boo ko doon xayma en 1 minute wala 2 minutes nan nga ko gisee. du moom mooy wax moo juum ci cadre boobu du moom mooy wax moo juum wala moom mooy wax ni juumul ñun tànn lu ñu Diomaye. non xoromul suñu cin. Bachir da ngay nangu ne Ousmane Sonko joxewul dépense suñu kër. loolu dëgg la. da ngay nangu ne Ousmane Sonko takkaluñu soxna. loolu dëgg la. da ngay nangu ne Ousmane Sonko defuñu ñuy sénégalais. dëgg la da ngay nanguñu nationalité bi ñu am Ousmane Sonko joxuñu ko. ça c'est vrai. mais nañu arrêté naan moo ñu tànnal moo ñu nangam nañu arrêté loolu amul Bachir ku nite du wax loolu nga xëy suba ba nga xool parmi les candidats y avait combien de candidats y avait combien de candidats ci élection yi. bëri woon na. nga dem xool settantal xool xam ni 111 bii moo la arrangé nga jël 111 boobu votel ko ñu xëy naan la maa la joxoñ mais mani la joxoñ bi dama fu ma dem dama koy xeex ba tëdd ci taabal yi yaa joxoñ ñu fal joxoñal ñu folli. mais imaam gis nañ Sonko Diomaye yow Sonko ci li nga bëgg a waxee keroog wax nga ma ko may la institution du doxee noonu instant bi dindi Diomaye ci nguur gi Sonko mënu ko xanaa élection. mais moom weddi na boppam Touba. nee na Diomaye ëpp ñu ful la. oui naa ko nangam maa ko dugg fi maa ko gàn di fëgg dënd la Firawna defoon maa alimtu lakum min ilaahin xayri la Firawna waxoon fëgg dëndam yàlla ne ko arrêtel comme que noonu la demee sa sët bii juddu fii dana la wax yow yaay kan dem leen ca baxru xalzom na moytu la dal Firawna dal ko man toujours loolu laa koy conseil te mu ngi ci buntu bi ah bon waaye mu ngi ci buntu bi loo ko firndeele. waaw bëri na yii muy dafa li xew ak am na yoo xamante ni doo ko expliquer ci plateau mais njabootam dugal nañ ko ba egg ba ndox mi wan na ko fi mu ne nii ndox maa ngi ci put gi mënatul a reculer mu ngi gën a dugal boppam mu ngi ci buntu bi. discours yi passé gis na ni. doon na jéem a rafetal mais bii imam ma ñëw bii gis nga ni dafa wane carrément que ni confrontation bu ci président bëggee dem ragaluñ ko loolu la wane. du confronté ak kenn moo xam la moo bu gàtt. il est fini politiquement. ah bon. billahi wal kitaab il est fini politiquement parce que benn ambition benn yéene rek la am bu dee boobu la bi boo ay mbokkam ak ay sympathisant ma ki ay àndandoom ah bi boo ñu xamante ni fii ñu toll nii foofu yàlla kenn la fa teg te jógeegu fi mooy président Diomaye gis naa nag ku ñeme yàlla ragal alkaati di waat ci yàlla ne Diomaye 2029 du jiite Sénégal. du bokk sax la wax wala bu bokkee dina ko jaaxal. waaw ndax bu demee 2027. ma ni ndax bu demee moom contraire ba lay wax nii. xam nga contraire bi. Diomaye deful lu ko yoon jàppee. Diomaye actuellement c'est le président de la République du Sénégal Diomaye mu ngi doxal nga taxaw ne 2029 du bokk ci naka. dañ koy tuumaal jigéen dañ koy tuumaal dafay rey nit dafay def lu ko ci génn na expliquer nit ñi moo tax ma ni contraire ba la li mu war a wax mooy ki tax may xat-xati ak di sonn nii amatuma espoir ci ne dana bokk 2029 amatuma yaakaar yaakaar gu koy mooy mon ni dana bokk 2002 ba kooku da leen a junj de waxul Diomaye de Diomaye moom mu ngi ci 5 ans yi moom ma nga sëgg ca lam sëgg insha allahu taala 5 ans yi bu yàlla jëlul bakkanam wala dogalu yàlla bu mu mënti doon tombe fi 5 ans yi dana jeex yeneen 5 ans dugg 5 ans yi dana jeex yeneen 5 ans dugg léegi kay moom ba muy waat te muy dëggal waatam mooy na waat ne ki ma àndal moom gëwuma ni 2029 dana dem
yow nan nga comprendre koy mobiliser di jaay kartam dem Touba mbooloo mi wuy si ko nga naa ma il est politiquement fini loolu propos yooyu ba ko wax imam fan nga koy teg. waaw loolu xam nga Bachir. nit dafa lëndëm. c'est vrai. te nit du la wax mukk liy xew. Ousmane xam na li xew. Ousmane. li xew nii ba yii di commencé la woon ca jamono yi 2021 dem naa sama bàmmeelu baay wax naa fa tàggu naa ko dem naa ci suma yaay ñaanal na ma danaa jël sama bakkan jaay ko jox ko Macky Sall billaay Macky Sall loola lay dellu siwaat c'est fini koy gat sa yow say stratégie gat sa ki la gënoon a jege xam na ko xam ne ni mu tëdde xam ne ni mu doxe ñëw feranku laayi ci nga gat sa ba sonn nag yàlla jël kooku nag indi ko teg ko fi ne la coonay gat sa ga ba ay bakkan wadd ci na nga def très attention am na koo xamante ni xam na sa démb xam na sa tey te mën na ko lijjanti te du la rate du ko rat bu ko jéemee lijjanti wallaay du ko rate. da nga jàppale jig Macky Sall jigu ci président. mani la amul sax demal ma ñëw yow tamit nag mënuñu ànd pendant 14 ans wala lu ko ëpp 2014 ba 2022 wala 24 yàlla jox ñu réew mi ñuy ànd di tëral ay cellules ay cadre ni ko tuddee ci tëral parti tëral règlement intérieur xëcc la yootu la def la nga jiite parti bi tudde la doom tudde sa yaay doom di la observer moom xam na lu tax mu déclaré Touba ni kama daan àndal xaw ma woon ni kii la dafa juum wax na dëgg xam nga lu ko juumloo mooy ni dafa yaakaaroon ni ki muy àndal dongaam la dafa yaakaaroon ni ki muy àndal cuune la mën na ko dëbbu ñaak dafa yaakaaroon ni ki muy àndal travailler na ko ba bu ne ko toogal debout mu da jóg assis mu toog comme ni mu koy defee ñi muy àndal mais Diomaye du boobu daan na ko wane ca jamonoy parti ba tey wanewaat na ko du boobu waxal lu la neex wëral fu la neex defal lu la neex mais bukki wiiri jaari ndaari kooku du ko booleeg wax. en tout cas jaari ndaari bi ñëpp xam na ne élection 2029 la wala 2027 en tout cas imam nañ ci àgg incha allah léegi imam Ousmane Sonko mu taxaw ni doxuñ ay jamono duñ mus a déclarer motion de censure jëm ci gouvernement bi mais nee na bu Al Amin Lo ak président de la république bëggee def la renégociation boo xam ne avantage wu réewu Sénégal ci contrat yi nga xam jotoon ko renégocier ba am ci lu kawe njort dañuy daaneel gouvernement bi. ñetti wax la wax. da nga junj léegi ne nee na du def motion de censure bi mu koy njëkk a wax lan mooy indi motion de censure juruxlu dugg ci biir assemblée def sa bi discours xaw ma sa conférence de presse ne man bu ma neexee tey ma daaneel gouvernement bi loolu mooy waxam ju njëkk ñu tëj buntu boobu ñu xëy suba ñu mel ni ñun commentaire ci ñu dugg ci réseaux sociaux yi mu gis ne li mu wax